Thiam moo ñëw toftalu ci jàngum alxuraanul karim mooy ki nga xam ni concours Sénico bi ñu génn di fësal taaru alxuraan ci réew mi ki nga xam ni moom la jury bi gis ni moo gën a wér jàngum alxuraan ci ñi bind woon ci Sénégal moom mooy bégal kilifaam di son excellence monsieur le président de la république ak mbooleem ñi sopp alxuraanul karim bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. تكبير تكبير ما شاء الله jërëjëf Mouhamadul Bachir Thiam di champion Sénégal ci jàng alxuraanul karim ñuy fàttaliku keroog bi ñu koy jox raaye ji teraanga ji suñu kilifay réew defal monsieur le président de l'Assemblée nationale moo ñëw jox ko premier prix macha allah jërëjëf suñu kilifay réew ci seen sopp alxuraanul karim ñu ñaan suñu borom aayat yi mu jàng yal na ko yàlla soppi leer gunge ko mission président de la république ba li mu yéene daara yàlla defal ko lépp incha allah. jagleel waa daara yi ci la son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye joxoon ndigal ministre éducation nationale ngir mu taxawal ay waxtaan yu yaatu loo xam ne yéen lépp dafay aju ci naka la ñuy fexe ba gën a boole daara yi. boo bëggee dimbale waa daara faw nga laaj waa daara ji fan lañ mën a jaar ba dimbale leen mais moom li nga xamante ne mooy seen gis-gis. kon dina baax bu ñu demee ba toogaat ñu waxtaanaat li ñu bëgg daara doon naka lay nangoog jamono pour ñi nga xamante ne ñooy génn ci daara yi mën a intégré wu ci nu mu gën a yombee ci société sénégalaise. loolu moo tax
mooy woote ci bés ni tey ci njiital ministre de l'éducation nationale booloo ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci daara yi pour ñu am ay waxtaan yoo xamante ne ay assises nationales des daara lay nekk. ginnaaw bi ndigal yi jubee ministre Moustapha Mamba Guirassy ak agent ngir gën a yaatal sol seen dàll seeti kilifa diine fu mel ni Tivaouane Touba Ndiassane Kaolack Laayeen yi loolay tamit famille Seydou Nourou Tall ngir diisoo ak ñoom ci mébét bi nga xam ne moom la ñu am waaye tamit di sàkku ay ñaan ngir wér di sotti. Moustapha Mamba Guirassy ngir gën a mën a yaatal li nga xam ne mooy liggéey bi ak it boole ci ñëpp daal di taataan xalaatu ñëpp ci la nekk daal di samp ay kuréel maanaam organe de pilotage ngir rek yombal doxalin ci réew mi yëpp. def nañu les 558 communes du Sénégal bu ca nekk ci ndimbalu gouverneur yi ak préfet yi ak sous-préfet yi commune par commune def nañ fa ay assises rapport yi tam ñëw jógee ci département yi dem ci région yi ñu synthétiser pour am li ñuy tuddee pré-rapport boo xam ni danañ ko delloowaat borom daara ba ñu am adhésion bi gën a yaatu. gouvernement bu Sénégal saa si ñu fas yéene mbir bi na mën a gunge daara yi ba tax na ci ay ndimbal yoo xam ne daf koy faral di defal daara yi ñu jàpp ñu toll ci juróom fukki junni ak juróom ak lu topp daanaka dimbale nañ leen day toppatoo seen wér-gu-yaram daal di fàggul leen dund boo xam ne bii moom la ñuy dundee waaye tamit wutal leen ay jumtuwaay yoo xam ne moom la ñuy jàngee boole ci tamit bu ngeen lépp ñaari junni ak ñaar téeméer lu topp ci ay xale yoo xam ne yi mënaguñu war a dugg école waaye ci préscolaire lañ toll. état mooy tabax état mooy équipé état mooy affecté au personnel surtout par rapport au daara public bari état dafay joxe ab budget de fonctionnement mën naa ko wax ni chaque année lépp daara mu leen public bu fonctionné Sénégal am na 5 millions comme budget de fonctionnement di daara état bi nag loolu jublu mooy joxe ay modèle gox yu bëri mel ni Kaolack wala Kolda Gossas wala Linguère ak yeneen diwaan beneen ponk bu am solo boo xam ne bii tamit dem na ci suqali njàngum alxuraanul karim gouvernement bu Sénégal daal di taxawal li ñuy duppee nag ay daara publique. xale bi bu amee juróomi at dugg fi ñetti at yëpp alxuraan lay jàng ak xadiis ak axlaax ji ko yónni ci alayhi salaatu wa salaam ci ñeenteelu at bi nag xale bi di dugg ci juróom-ñeenteelu at ci lay boole nag sëy ak seete foofu it du bàyyi alxuraan ji day continuer alxuraan ji. bi ñu koy tàmbali 240 tàmbali mu nekk 82 élèves actuellement tey ñoo ngi 275 élèves ñoo ngi 83 élèves yeneen yoo xam ne ñoom ci jardin bi boobu plus bokk yi ñu ngi 300 élèves ci loo xam ne 6 ans la te nag dañoo dem ba mënatuñu. beneen ponk bu am solo yi tamit mooy recensement bi nga xam ne door nañ ko ngir xam li mu daara yi ci réew mi waaye tamit xam li mu ndongo yi ak yeneen xibaar yoo xam ne daañu ko soxla. bi ñu defee enquête bi pare am na ñaar fukki junni ak ñett 23 ci ay daara ak lu topp fi mu toll amal nañ ko waaye nag doomul ne suñ delluwaatee ci terrain bi man bëgguma wax chiffre waaye man nañu jege 30 000. gouvernement bu Sénégal doole ci nañ concours bi nga xam ne moom la ñu wax concours crème ngir mën a dem jàngal kat moom bii ko ñi nga xam ne ñooy ndongo daara yi nga xam ne dañ koy jaase bu ñu seetloo daanaka at yi ñu jàll ñu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk bokk nañ ci. di remercier gouvernement bi ci jéego bu rëy boobu ñu def dafay wane ni maanaam ñu ngi donc améliorer situation jàng alxuraan bi bu fekkee chaque année ñu jël ci benn nombre bi donc loolu avancement la boo xam ne ci daara. njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci ndigal yi nga xam ne mu ngi koy joxe wane nañu ne kat moom léegi jaaju na ngir delloo daara yi seen gëdd ak seen place ngir taxawaay bi nga xam ne daara yi ak ñu ko am ci réewu Sénégal di tabax ay doomi aadama yoo xam ni mucc ayib waaye tamit ay kilifa yoo xam ni tey seen taxawaay ci wàllu koom-koom wala ci wàllu société bi kenn ko naata. waaw président de la République lii yéene ñu bokk ci ak bokk ak premier ministre
bokk ak membre gouvernement yëpp bokk ak askan bi yëpp parce que demande sociale la boo xam ne bu xóot mooy réparer benn injustice boo xam ne tubaab yaa ko def puissance étrangère yaa ko defoon colonialisme tey jii loolu la ñu bëgg a jubbanti nañ ko jàppee noonu dañ ko jàpp sax affaire diine bien sûr ku ci gis boppam sa diine alhamdulilah wante nañ ci gis tamit simplement la question de la justice réparer un tort et mettre en avant la souveraineté de tout un pays. taarixu daara ci Sénégal bu koy say ci atum 1603 ba léegi nga xam ne jamono yooyu la ñu amaloon li nga xam ne mooy université Xaari Amar Fall bu biir boobu ba léegi nag ñu ràññee leen ci li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu jàngale ak wàllu yar. Ce sont des institutions sociales yoo xam ne dañu jouer rôle tey jii politique ak suñu système politique mënoo ci génne daara rapport daara ak politique rapport ak activité économique mënoo koo couper lien bi ak daara mënoo les langues nationales yëpp le portage des langues nationales ñi ko njëkk a def mooy les daara gis ngeen ni cheikh yeeg xalifa yi ak suñu sëriñ kilifa diine yi souvent même alquran dañ koy wolofal wala làkk boo xam ni moom la sëriñ bi doon ko nàmp loolu yëpp boo paree bi cheikh ay sëriñ yoo xam ni seen lépp taalif yëpp ak bind yëpp ci làkk local yi la tey jii vision boo xam ne la dañ ko partagé avec ñoom ñu jiite réew mi tey jii muy le chef de l'État boo xam ne moom moo instruire ñu organiser donc ces assises nationales. bokk nañ ci li nga xam ne moom lañ gën a demee yokk gi ñu yokk bu baax a baax taaru Sénégal yéegal turam yóbbu ko fépp jaati na wërngal këpp ginnaaw bi nga xam ne am na ay doomam yoo xam ni wane nañu bu baax a baax seen xarante ci ay jongante yoo xam ne moom lañ doon def ci tari alxuraan indi ci ay ndam yoo xam ne yii ñëpp ko rafetlu. نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Injustice la bu ñuy réparer moo tax son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye depuis le 28 novembre 2024 mu joxe woon ay ndigal pour que ñu mën a am li nga xamante ne moom mooy assise nationale des daara الجلسات الوطنية للمدارس القرآنية ngir ñu réparer ay injustices yoo xamante ni ak ay gàllankoor yoo xamante ni koloo bi bàyyi woon na ko fi amaana ay mbébét ñu ngi fi woon mais ci moom la yàlla subhanahu wa taala jaare taxawaay bu ama am solo boo xamante ne daara fàtte bu ko te du ko mus a fàtteel ngir ne décision historique la woon te moo di ni xamal waa daara non seulement du ma yem ci réparer li nga xamante ne moom mooy injustice bi mais dama leen di def ngeen doon acteurs yi nga xamante ni ñoom la ñuy sukkandiku pour delloowaat daara li nga xamante ne moom la mérito moo tax gis ngeen ko ci biir communes yi ci biir département yi ci biir li nga xamante ni moom mooy ci biir li nga xamante ne moom mooy région yi daara dajaloo lu toll ci 28000 personnes liggéey ci li nga xamante ne moom mooy assise nationale yooyee loolu yëpp ci ndigalug li nga xamante ne moom mooy président de la république mu santoon ko ministre Moustapha Maba Guirassy mu ñëw gunge li nga xamante ne moom mooy waa daara président waa daara lëlu nañ 2 jours le 29 ak 30 mars bii passé càmbar li nga xamante ne moom mooy liggéey bu amaam solo boobee nga xamante ne fii nga waxee woon ne dinaa leen delloowaat li nga xamante ne moom mooy seeni sañ-sañ ce 28 novembre 2024 ñu jeexalee ko ci jotaay bu amaam solo boo xamante ni ce premier ministre monsieur Ousmane Sonko ñëw na fa réitéré waat engagement li nga xamante ne moom mooy gouvernement bi ci gunge daara donc moo bi la may gàtt yëpp moo di ne gàcce ngaalaama président daara ñu ngi lay sant daara ñu ngi lay gërëm di fàttaliwaat rek ne wa nuridu an namunna ala alladina stud'ifu fi l ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin. mais dafa jeex ba ñu demandé waat
ñu ne ñu imprimé waat pour ñu mën a dugg ci stade bi corps diplomatique bi ñoo ngi fi suñu invité d'honneur jógee Maroc ISESCO mi ngi fi kon bis bu mën a tuddee fête la ci daara alhamdulilah ren suñu 4e édition bi ñoo ngi ko def sous thème des daara au cœur de la refondation éducative des daara au cœur de la refondation éducative spiritualité savoir et souveraineté cognitive li muy wund mooy lan dañoo bëgg a delloowaat daara spiritualité bi ci nekkoon ak ruuxaaniyaat yi ci nekkoon te mooy xolu daara parce que leer la alxuraan leer la leer lay def ci dundu góor yàlla yi leer kooku la ñu bëgg a delluwaat ci dënnu Sénégalais yi savoir xam-xam bu wér xam-xam bu wér la alxuraan di jàngale te mu ngi ci daara yi benn borom xam-xam bu mag day wax ni alxuraan mooy téere bi ëmb xam-xam ñu ne ku bëgg teraangay àdduna na nga dem jàng alxuraan ku bëgg teraangay àllaaxira na nga jàng alxuraan ku bëgg ndar képp àdduna ak àllaaxira demal jàng alxuraan lépp ci biir kon màggal gi ñu koy màggal ci bisu tey bi bis bu réer Sénégal dem bi ñu jël tam mooy delloo dans la place am excellence démb lañ jeexal le processus des assises sa premier ministre ñëw clôturé ko wane waat engagement gouvernement bi assises yooyu dem ba moo doon repositionner les daara maanaam delloo daal la ci place am ci biir système bi léeg-léeg may waxtaan ak suñu xarit yi ci suñu mbokk daara yi ma ni leen bu ñu waxee intégrer les daara dans le système jubluwuñ ci seyal ko déedéet parce que suñu note d'orientation dañu wax ni intégrer les daara dans le système tout en préservant leur spécificité mooy daara ni offre classique nekkee ci biir système bi ni offre franco-arabe nekkee offre ci biir système bi noonu la ñu bëggee daara nekkee offre ci biir système bi am jubu boppam am réalité boppam am spécificité boppam te alhamdulilah yi commencé na excellence parce que état bi tabax na ay daara moderne public comme ni ma ko waxee léegi ci film bi état bi mooy tabax mooy équipé mooy affecté personnel mooy joxe budget de fonctionnement état bi mi ngi dimbali daara yi à travers nos différents projets mën naa cee tudd projet paquet ñoom banque mondiale moo ñu jàppale woon mën naa cee tudd projet bi wax PAPS am na ni 1098 daara ñu ngi ci biir état bi leen jàppale ci wàllu dund ak ñuy fourniture d'école daara bi tabax na PIBADH muy projet buy intervenir ci daara préscolaire ñu tabax ci 14 daara préscolaire publique accompagné ci 76 daara privé yoo xam ni état bi mooy joxe dund à travers les cantines scolaires état bi mooy fay ki ngay jàngale mooy fay directeur bi mooy jàppale xale yi ci wàllu dund projet bu ngeen du jeex fi mu waxee yéen ñoo ngi toll ci préparé ku yàlla entouré la deuxième phase du PAMOD nga xam ne day tabax équipé comme nii état bi yemul foofu état bi créé na option daara ci biir CREM mooy concours de recrutement des élèves maîtres ku ne xam na ni enseignement pour nga jàngale foo jaa def concours bu jëkk concours bi dafa amoon xaaj ak seen boo jàngee français mën nga def CREM boo jàngee arabe mën nga def CREM waaye nag daara mi ngi doon am option ci biir CREM alhamdulilah fii may waxee yow président élèves maîtres yi ñoom ci CRFP yi leen formé ci lu ñuy jàngale ci daara yi état bi yemul foofu yaakaar naa ni li mu ëpp solo ci li mu réalisé te ñun ñu ci sant yàlla bu baax mooy le fait que mu réalisé la cartographie nationale des daara moom la léegi suñu mbokk pouvoir président ci ministère de l'éducation nationale yàlla dafa dogal pour ñu planifier dañu am problème yu sérieux kenn mënta planifier amul situation de référence daara yi Sénégal boo ko bëggee planifier te amoo recensement exhaustif da ngay am problème alhamdulilah ci sa règne sous votre règne ci la ñu réaliser la cartographie nationale des daara wax nañ ko léegi ñoo ngi ci rapport intermédiaire
pare mais li ñu recensé mooy 23 445 hectares Sénégal environ 1 645 taalibe bi nekk ci daara yi bi ñu ko jëkkee présenté rapport bi ak suñu mbokk Moubarak daara yi nekkoon ci parce que catégorie ñaari structure mooy comité pilotage monsieur le ministre Moustapha Mamadou Guèye moo ko jiite ak comité technique pour accompagner le cabinet bi ñu njëkkee présenté la rapport provisoire si daara yu bëri ñu taxaw ni sama daara kenn recensé wu am na zone sàngam recensé wuñ ko moo waral fi mu nekk nii jamono bi may wax ñu ngi commandité beneen recensement complémentaire pour jeexal daara Sénégal pour wan ni daara Sénégal vraiment liggéey bu leen wax nii monsieur le président depuis 2011 ñoo ngi koy jéem depuis 2011 ñoo ngi jéem cartographie sa daara sous votre équipe yàlla et entouré sant yàlla ren doon leen li bees nag ci bisu ren bi li bees ci bisu ren bi mooy dañ ko couplé ak cérémonie wala remise officielle des conclusions des institutions de daara fi may jeexale mooy président sa digal nga joxoon Moustapha Mamadou Guèye si ñu toog suñu ministre di ko organiser lu ay institutions de daara 28 novembre 2024 mois de décembre première réunion de coordination dañu def feuille de route commencé ñu commencé ko impliquer toutes les associations des maîtres coraniques tous les acteurs du sous-secteur des daara ñu def terme de référence def cadre logique def note d'orientation méthodologique def ay lettres adressées à tous les gouverneurs du Sénégal en collaboration avec les IA bi ñuy commencé assises yi yaakaar naa ni suñu mbokk yi fi teew dañu ñëwaat dañuy commencé woon approche départementale bu ñu fa jógee dem approche régionale bi ñuy commencé si daara yi ci seen xere ak seen bëgg lu baax ñu ne monsieur le ministre dañ lay ñaan au lieu ñu démarrer ci département yi dañ def approche communale loolu moo waral avec l'accompagnement des gouverneurs des IA des préfets et des IEF ñu def ko approche communale à travers les 550 communes du Sénégal ñëpp def ay concertation assise communale départementale ñu def cité régionale dajale ko lépp mooy bundu conclusion yi nga bëgg a digal jox tey incha allahu taala bu ma guddal président damay wanal mbégte ak mbégte yi daara yi am ci yow ak yaakaar gi yaa ko jiite woon daaw yaa ko jiite ren ñoo ngi naan bu déwénee incha allah ko jiite waat bu fekk ñu commencé mettre en œuvre ces visions ci daara yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Directeur Babacar Samb comme gis ngeen ko dalal na ay ganam ci diggalu ay kilifaam waaye fàttali ñu historique suñu kilifa li mu bëggoon ci daara yi macha allah loolu lépp mi ngi dox ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yeggale ak jàmm ñu sàkku ci professeur Makhtar Kébé. Vénérés chefs religieux, honorables maîtres corans, ndongo daara, ndeyu daara, chers invités, أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم لأذكر عن أهمية تعلم القرآن الكريم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. هذا الحديث الشريف دليل على فضل تلاوة القرآن وعظيم ثوابه، وأنه شفيع لأصحابه يوم القيامة في دخول الجنة، هذا في الآخرة. وأما في الدنيا فالقرآن دستور الحياة، والنور ينير البصيرة، يورث الطمأنينة والسكينة في القلوب، ويحقق البركة في الرزق والوقت، يشفي الأمراض النفسية والجسدية، ويهدي إلى أرشد الأمور، ويغير شخصية المسلم للأفضل. وفي الآخرة يأتي شفيعا لصاحبه في الدنيا. قال تعالى: إن هذا
C'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour rappeler de l'importance d'apprendre le Coran. D'après Abu Muhammad al-Baili, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète paix et salut sur lui a dit: lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection en tant qu'intercesseur pour ses compagnons, c'est-à-dire ceux qui le lisaient et l'appliquaient, rapporté par Muslim. Ce hadith encourage à lire, méditer et appliquer les enseignements du Coran. Le jour de la résurrection, le Coran intercédera en faveur de ceux qui le lisaient et l'appliquaient. Il viendra en intercesseur pour celui qui l'a suivi dans ce monde. Ceci concerne la vie de l'au-delà. En ce qui concerne la vie de ce bas monde, le Saint-Coran est la constitution de la vie. Une lumière qui éclaire la vision, il apporte la sérénité et la paix au cœur et apporte la bénédiction dans la subsistance et le temps. Il guérit les maladies psychiques et physiques, guide vers les meilleures voies, transforme la personnalité du musulman pour le mieux. Allah a dit, le Coran vers ce qu'il y a de plus. Monsieur le Président de la République, jërëjëf sëriñ daara yi ndongo daara yi ndeyu daara yi ak képp ku bëgg daara kontaan na ci liggéey bi ngay def ci daara yi kon yal na leen yàlla fay jazakumullahu xayran assalaamu aleykum. li ko waral maanaam li tax ba bés bi am mooy alhamdulilah rabbil alamin diggante Grand Prix Sénégal ak fédération nationale lu ñu doon organiser mooy concours national ak international ba yàlla def lauréat juddu ci lauréat boobu nag président bi fi ñëwoon alhamdulilah rabbil alamin bu ko teral mais du ma ko teral ci léegi dama koy teral ci penc looloo waral bés bi juddu lu nekk am na sama loolu waral bés bi juddu moo tax ñu il faut ñu sant Grand Prix Sénégal di sant waa fédération nationale waaye di sant ñëpp nag dañu ma sant nag daa wax ci turu daara yi maanaam moderne waaye dañu xam ne nag fédération dafa ëmb daara yëpp la ëmb ndaxte Sénégal benn tibu daara la benn tibu daara la am ñu ñëw dalee ci maam ya ba tey ginnaaw junni at yi ginnaaw boobu ñu waxee ba tey ji benn tibu daara la boo demee Saalum mu nga fekk boo demee Siin mu ngay fekk Bawol boo demee Jolof Fuuta boo demee maanaam Bundu ba Casamance foo mënta dem wax yëpp ñaar yi foo mënta def ci wàllu Sénégal benn tibu daara moo fa nekk benn tibu daara boobu nag moom la ñu bëgg moderniser yóbbee ko ci modernisation ñu tàmbalee ko waaye ba léegi xëy na kenn ñu ngi ci yoon bi dañu xam ne daara moom la ñu am daara mooy alali Sénégal yi nga xam ne moo sàmm Sénégal moo sàmm réew mi waaye moo sàmm diine ji dañu xam ne réew diine moo koy sàmm diine ji nag alquran al karim moo koy sàmm alquran al karim moom rek la yàlla bëgg moom la yàlla teral ku teral alquran la yàlla teral boo gisee ñuy teral weeru koor lu tax ndaxte alquran dafa wàcc si weeru koor boo gisee màkk gën a teel lu tax ndaxte alquran dafa wàcc boo gisee Madinatu Munawwara mu teel lu tax ndaxte alquran dafa màkki boo gisee si naaj ñu teral ko ndax lan ndaxte moom moo wàcc alquran boo gisee ñuy wut leen lu tax lu tax ndaxte alquran ci leen la wàcc donc lépp alquran la alquran moo ñuy sàmm suñu diine moo ñuy sàmm suñu àdduna mooy sàmm suñu lépp donc alquran dañu ko war a respecté dañu ko war a jàng comme ni xale yi wax bi léegi waaye dañu ko war a maanaam sàmm aar bokk na ci suñu daara cosaan yi ñu doon doxalee wax dëgg yàlla dañ ko war a sàmm bu baax a baax a baax ndaxte mooy suñu alal mooy suñu alal mooy sàmm suñu culture sàmm suñu diine sàmm suñu lépp bés bu ñu soppee loolu nag ñu jaar beneen yoon yaakaar nañ ko dinañ gis leneen mais nag yàlla alhamdulilah rabbil alamin li ma gis ci assises yi gisuma ci loo xam ne lu nar a soppi li fi ne woon xëy na lu ma ci gis mooy lu ko nar a ñoŋal nar koo avancé ci kanam maanaam beesalaat ndaxte ay jamono day dox boo gisee jamono yi yu mag yooyu yu maanaam yëkk yére yu mbase yi tey amul woon mais jamono mooy dox
boo gisee bu njëkk maanaam étage amul woon terrasse amul woon loolu yëpp jamono mooy dox di ko soppi bu njëkk nit ñi ku am alal yëpp doo ko wax ne kii Mercedes la yoon rek fas leen ay maam ay fas lañ doon yor jamono di dox ba ñuy war ay Mercedes di war ay avion ak wala yëpp loolu yëpp jamono mooy soppi di dox donc dañuy dox ànd ak jamono bu ko defee nag daara moderne yi nag daara moderne yàlla def na xëy na ci loolu lay dox mais nag suñu daara cosaan yi ngir yàlla nañu ko sàmm bu baax a baax a baax ngeen ko sàmm ngeen ko aar ñu ngi nag rafetlu doxalinu Aziz di sant président de la République bu baax a baax li nga joxoon suñu ministre sëñ Moustapha Mamadou Guirassy nga xam ne bu koy doxal bu koy wéyal ci assises nationales yi vraiment gis nañ ci liggéey boo xam ne amul lubb liggéey boo xam ne bu leer la ndax dafa dañ koo teg ci kanam ñëpp liggéey la boo xam ne lu ñu war a saluer la ndaxte boo gisee ñu tàmbale ko ci commune yi ngir maanaam xalaat yi ñoo def ci suuf ñu dem ba ci département yi dem ci région yi dem au niveau national loolu yëpp mu nekk chafafia mu nekk loo xam ne dañ koy teg bu leer amul nëbboo amul dara donc loolu war nañu ci sant bu baax a baax waaye war nañ jël njukkal nag ministre de l'éducation nationale nga xam ne vraiment dox na ci di maanaam di ko sant maanaam équipe am ak inspection de daara wala direction de daara di ci jiital sëñ bi koy sàmm di leen sant ñoom ñëpp ci seen taxawaay ci liggéey bi Aziz yi nag dafa laaj comme la ñu waxee moyen la laaj programme bi ñu ngi lay ñaan programme bi ñu tëral mu bañ a nekk programme boo xam ne dañu koo tëral ba pare def ko ci ay kay dugal koy ci armoire tëj ko foofu dox seen soxla ñu ngi ñaan programme boobu nañu ko wéyal waaye jiital nag toujours lu maanaam lu gën a jàpp xam nañ ne lépp mënuñ koo doxal ci benn bés lépp mënuñ koo doxal ci benn at waaye am na lu jiitu mun nañ cee jaar doxal ko bu ko defee nag bu ñu koy doxal aussi lii dafa laaj alal jooju nag bu ñu jegee woon suñu àddina bu ñu wax waqf maa ngi jaar di nuyu directeur waqf docteur Ahmed Adj moom waa waqf seen taxawaay parce que dem ba ñaar fii la ñu tracé benn bâtiment boo xam ni moomul boo xam ne jégleel ko waqf waaye jégleel ko daara moderne waxoon naa ci bis ba maa ngi ñaan état bi bañ ko yemalee ci daara moderne waaye daara yëpp a ci tas bu ñu fekkee ne bu ñu jàppalee bu ñu jàppalee waqf mun nañu fa jaar sukkali Sénégal yëpp waxuma la sax daara moderne daara cosaan mais ñëpp mun nañu sukkaliwu ci waqf Sénégal am na suuf immeuble boobu dafa tuuti jëm ci wàllu Dakar rek am na ay projet yu bëri yoo xam ne état moom am na ay bâtiment yu mag état moom lu tax état mënu koo récupérer tabax ci ay immeuble yu bëri daal di ko jox waqf di man lu ciy génn lu ciy rot duggalee ko ci ay daara cosaan daara moderne waaye dina fa jaar sukkali Sénégal yëpp social bi dina gën a yaatu waaye bu ñu bañ a tëdd Dakar région bu nekk capital région bi war nañ ko tabax benn immeuble boo xam ne jégleel ko daara yi waaye jégleel ko waqf mu taxaw si bu defee incha allahu taala ginnaaw loolu maanaam maanaam daara yi dinañ gën a soxla dinañ gën a yaatu kanam waaye kii nuyu aussi maa ngi jéggalu corps diplomatique waroon daal di nuyu ak ambassadeurs yi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm président de la république ñu ngi lay sant di la gërëm ci liggéey bi daara moderne nag daara la xob boo xam ne ñëwul pour yàq lu fi ne woon waaye dafa ñëw ngir ñoŋal lu fi ne woon ndax ci Sénégal dafa amoon ñaari Sénégal yi ñoo fi ne woon ñaari Sénégal yooyu bu nekk di xëcc ma ab appareil ñee di tuddee ñi ay jaahil lañ jànguñu dara ñee di tuddee ñële maam ay nilaar lañ jànguñu dara donc ñoom ñaar dañoo nekkoon ñaar ñoo xam ne jubóowuñu woon bu ko defee nag bu ñu saxalee ci noonu ëllëg mun na doon ñaari Sénégal yu mag ñu wuute ay xalaat wuute ay doxalin fekkee kenn xam na moromam fu mu jëm mais nag modernisation daara dafa ñëw pour ñaari Sénégalais yooyu boole leen def leen benn Sénégalais bi nga xam ne ëllëg maanaam ndongo daara bi mun na doon bu mokkal alquran waaye mu nekk imam ratib waaye mun na doon bu mokkal alquran waaye mu doon président assemblée nationale waaye mun na doon bu mokkal alquran nekk ministre bi république waaye mun na doon bu mokkal alquran nekk président de la république loolu lañ
nañ naam ci daara matériel pour defaral Sénégalais bi ba mu nekk benn Sénégalais boo xam ne dina ëmb lépp ànd lépp fekkee kii loolu am naa yoo am kenn du xoolee moromam xeebeen bu gis moromam xëy na mu gis moo ko gën sax loolu mooy Sénégal bu ko defee nag daara moderne tekkiwul dañuy dindi lépp li fi ne woon déet dañuy fi ne moom la ñuy defaraat ba jekkal ko ba jaarale ko yoon ba nga xam ne sëriñ daara bi sëriñ daara maanaam ndongo daara moo gën a toog ci fauteuil ndongo daara moo gën a yeyoo toog ci fauteuil ndongo daara moo gën a yeyoo toog ci climatiseur ndongo daara moo gën a yeyoo lépp waaye bu ñu bañ a jàppale ndongo daara daa war a tilim ndongo daara daa war a sol yére yu xotte ndongo daara daa war a doxee tànk neen loolu taxul ñu wax ndongo daara ndongo daara dafa war a civilisé foo ko gis ndaxte leer lay jàng alquran leer la leer booy dugg ci nit nga alquran moo gën a sell waaye suñu borom ne alquran al karim laa yamassuhu illa al mutahharun kii seetul warul laal alquran donc yi nga la waaye di jàngal kan alquran dañu gën a set sell la ñu sàmm seen bopp sàmm seen jikko yi defaraat jikko yi ndaxte ñoom ñooy defar jikko doomu aadama yi ëllëg ba ñu doon citoyen sénégalais donc loolu moo tax alquran al karim dañu xam ne ñëpp daara ñaari daara yëpp benn daara la ñaari daara ñu fi nekk benn daara bu fi nekk benn daara bu moom la ñuy defaraat maanaam ñoŋal ko ba daara bu am nu mu war a mel donc bés bii nag ñu ngi sant vraiment état bi bu baax a baax ci taxawaay bés bi parce que daara am na loo xam ne bu nekk bu am ci Sénégal mooy assise yi vraiment li kontaan nañ ci daara am na bu nekk ci Sénégal mooy tabax ak immeuble jox ko maanaam jégleel ko daara loolu yëpp lu bees la waaye ñu ngi leen ñaan président bi mu ngi ñaan aussi ministre de l'éducation nationale ngeen gën a yokk ba daara gën a amaat yeneen ak yeneen yoo xam ne mos fi am bu ko defee nag concours national international bi état bi doon def aussi yéen a yëg ko ndax dañuy wax bëri bu dul woon concours la Sénégal bi Sénégal dañ ko mën a gën a alquran bu dul woon concours Sénégal dañ ko mën a gën a alquran waaye nag Sénégal la jëm na kanam ci concours yi ñu ngi leen di ñaan ngeen gën a yokk sëñ Khadim Sylla maa ngi leen di baax a baax di fa ñaan ñun mboolem kilifa diine surafaaw yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu sama mbokk Alaaji Nduga nga xam ne mooy maanaam xaadim Quraan di taxawal alquran di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam yëpp di yónnee Alaaji Mar Seck nuyoo ci corps diplomatique bi yëpp da ko yeggee xamal ne fédération bi nga nuyu waaye maa ngi wax ci tur daara yëpp ci association yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. corps diplomatique bi ak ambassadeur yi fi toog tey di nuyu sëriñ yi daara yi kilifa diine yi di nuyu ndongo daara yi ndey daara yi ak képp koo xamante ne da nga jàpp ci daara di ci def ngir daara jëm kanam ku mel ni sëñ As Ndaw waaye ku mel ni Xaadimul Quraan El Hadj Abdoulaye Dia borom fondation Sëñ Bo borom concours bu mag bi di nuyu itam suñu sëriñ yi toog fii wéttali président de la République muy suñu sëriñ Mbacke Bally ñu lay jox loxo di leen sukkal di la nuyu Mbacke di jël suñu nuyu di ko teg ci sa loxo Cheikh Mohamed ba nuyu Mbacke nga tegal ñu ko ci mbooleem kilifa diine yi ci Sénégal di nuyu Cheikh Taïr Fall bu baax macha allah di teg suñu nuyoo ci mbooleem ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw assise yi ba démb suñu premier ministre ñoo teew fa wax fa ay kàddu yu rafet lépp dëgg ci waaye du nuyu nag suñu ministre de l'éducation nationale monsieur Moustapha Baba Grace di wax ne président sooy liggéey te bu sa liggéey ñëw da nga koy jox nga ko xam nga ko bëgg nga ko doon nga jël ko teg ko ci loxo gi nga xamante ne mooy monsieur Baba Grace di doomi daara mu jël loxo bi seet liggéey bi teg ko ci ñi mu wóolu ñu di ko dox di ko wax bokk ko ak ñi nga xamante ne ñoom moom bés bi muy sëriñi daara yi ndax bu ñu nee daara sëriñi daara moo tax waaye bu sëriñi daara ñëwee te ndongo daara ñëwul daara ji taxaw waaye buy juri ndongo daara yi kànd daara dugal fa seeni doom it ñu ngi leen di ndokkeel ci bés bi di ndokkeel ndongo daara yi waaye di ndokkeel ndeyi daara yi nga xamante ne fu daara nañu nga cawe di daara nga cawe di ndongo daara bëgguñu ndongo daara xiif bëgguñu ndongo daara tilim bëgguñu ko doxet tànki neen kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne monsieur le président fii nga ko waxee woon le 28 novembre 2024 ñu ñëwaat tey la nga waxoon nga teg ci sa baaraam ba tey jii
démb assises yi ñu doon def conclusion yi kon la nga waxoon def nga ko ñu teg ci bés boo xamante ne moo jiitu bés yi muy wax bi nga xamante ne dañ ko bëgg a tabax mu taxaw ci lépp luy daara nga xamante ne lépp luy seen àq li ñuy jooy muy suñu cri de cœur ñu ndey daara yi mooy suñu doom yi nga xamante ne ñooy jàng li gën nga xamante ne tey daara lépp lu nekk ci àddina rek ci daara la kenn mënut a xëy doon jullit te julliwoo fajar te ndongo daara yi sëriñ daara yi ilimaan yi ñoo tax kenn du digal di faral ndax noddu daara dafa jëkk ci ñun mujj ci ñun soo ganee àddina daara la soo juddoo daara moo lay toqantal moo lay tudd waaye soo génnee àddina yi daara mooy mujj ci yow kon daara mooy àddina daara mooy àddina mooy àllaaxira yow nag monsieur le président nga seet yàlla defal la loo xamante ne danga ñëw rek woon na ne ñii la ñii kenn mënut a dem te demuñu ndax bii defar nit di tabax nit di yar nit di ko jàngal mu xam li mu war a xam doon koo xamante ne citoyen boo xamante ne fu mu toog nit ñi jox ko cër ñu xam ne kii ku ñu defar la ku am ay jikko la ku am ay valeur la nga jël dugal leen ci newoo rek dañuy def assise des daara waaye da nga leen ci boole ci communes yi ci département yi ci région yi foo dem fu sëriñ sori mu ngi ci biir assise yi ku ci ne joxe nga ci sa xalaat ndax bu njëkk dañ daan wax ne ànduñu ci nii ànduñu mais yaakaar naa ne bii yaakaar naa ne ànd nañ ci nag ndax amul ku ñu génn amul ku ñu boddi du xeet du làkk képp koo xamante ne rek yaa ngi tiim téere alxuraan di jàng doon sëriñ daara boole nañ la ci boole ci ndey daara yi boole ci ñi nga xamante ne nag ñooy soxnay daara yi di ay jigéen yoo xam ne dañuy jàngale di yar nga xamante ne ku ci mel ni Adja Binte Thiaw mii nga xamante ne xale jigéen ñi fi taxaw tey mu bokk ci ak soxna maam Amath Dieng Awa Dem ma nga xamante ne mu nga ca Porokhane di jàngal ñi nga xamante ne ñooy soxna yi nga xamante ne ñooy roy seen maam soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso ba am ay jikko yu rafet di dégg ci néeg yi di déggal seeni borom kër du ñu beddeeku du ñu bedd di dégg digal ba tey ñoom ñooy waajur ñu baax ñii fi toog tey di la wax ne monsieur le président li nga xamante ne moom lañ lay sant di la ko gërëme mooy da nga am yar jox nit ñi yar jox leen teggin jox leen teraanga monsieur le président organisé yomb na waaye luy ay chaise yomb na luy salle yomb na waaye doomi aadama yi fi taxaw di ay kilifa kenn du leen luye ndax li leen di tax a jóg mooy boole leen ñu bokk nga jox leen seen kër jox leen seen place di wax ak ñoom nangu di diisoo ak ñoom ñu di la jox seen xalaat te xeebaloo leen seen xalaat moo waral tey ñii ñëw fii tey waaye may bàyyi lu xel kilifa yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi muy gouverneur yi muy préfet yi muy sous-préfet yi muy chef de quartier yi muy chef de village yi muy ñi nga xamante ne ñooy ndey daara yi conseil de quartier yi bàjjeni gox yi dafa am virus bu bees bu dugg si ci réew mi te lii raam ci ñàkk yooyu te dañ ko war a wax ndax suñu doom yii ñu jàngal ci daara yi ba ñu mokkal alxuraan nga xamante ne am na ci ñoo xam ne mooy daara cosaan yi nga xamante ne dañuy génn di laaj li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo di jëli seeni añ mu am luy raam nag lu jëm ci ñàkk bi te ñu bëgg balaa booba ñu teel cee wax ndax mu bëgg fee jóge ndaxte kenn mus a gis yeeg bu sax si kim sax mustaas kenn mus ko gis te mu ngi nekk ci réew mi nga yàq suñu doom yi ñuy sàkku ci képp koo xamante ni gis nga ku ne sa kër wala mu ne sa koñ te bokk fa fexeel ba xam fu mu jógee boobu beneen yoonee du mun a fëkk suñu doom yi di leen dugal ci li nga xam ne du suñu cosaan du suñu aada waaye maa ngi nuyu nag képp ku fi toog di nuyu président Moustapha Amadou Wane di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ci sécurité bi ba tax def fi ñoom waaye di nuyu itam ñi nga xamante ne ñooy média yi nga xam ne lii ñu fi wax tey ñoo koy jottali ba ñëpp dégg ko di sant sëriñ daara yi di leen gërëm di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp fi ñëw yàlla nga dem ci jàmm jóge jóge woon ci sa njaboot asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. di nuyu di leen ziara monsieur le président de la république rapport bii ma la bëgg a jébbal 557 communes yi nga yilif muy sam réew nga jiite ko ñu nekk ci sa kilifteef seeni xalaat yu jëm ci wàllu daara mi ngi ci biir rapport bii ñu la bëgg a jébbal kilifa diine yi nekk ci Sénégal di ay xalifa di say xarit di say wayjur di say soppe lañu xalaat ci ni daara war a doxee dëxëñ nañ ko mi ngi ci biir rapport bi ma la bëgg a jébbal association yi yëngu ci daara yi te di association yu bari am na ku ko lim si association islamique yi yëngu ci wàllu
diine de manière générale imaam yi njiitu diine yi ñoom ñëpp seeni xalaat ñu ngi ko dëxañ ci rapport bi ba ci am nañu ab plateforme bu ñuy taataane ay xalaat ku bëgg mën ko caa dugal ak foo mën a nekk ci àdduna plateforme boobu la ca rote dugg na ci biir rapport bi moom lañ la bëgg a jébbal buñ la ko tënkalee mooy li nga bëggoon ci ñun da ngaa waxoon ni nañu def ay assises nationales inclusives bu leen ci génn kenn bu leen ci boddi kenn alhamdulillahi rabbil alamin sëriñ daara yi ñoo may seede sëriñ daara yi ba ñu dajee ànd ak ministre de l'éducation dañoo waxoon ni dañ koy tàmbalee ci département yi ñoom ñoo ko waxoon de ba ñu demee ba yàgg xel mu rafet fab leen ñu ni nañ ko tàmbalee ci commune yi ànd ko ak ñun benn yoon teggiwuñu seen tànk kon inclusivité boobu am nga ko ci sëriñ daara yi ko moom waaye benn nit mësul wax ni duma bokk ci assises yi parce que xeet sàngam la du xeet sàngam xeet yëpp a ñu ci biir daara ya nekk Fuuta ak ya nekk Casamance ak ya nekk Kajoor ak Bawol ak Saalum yëpp a ci yam bu ci ne dugg nga ci ak sa xalaat dugal nga ci sa spécificité maanaam la la yàlla jox te joxu ko keneen dugal nga ko ba ci benn daara bu am féete ci wàllu politique monsieur le président xañul boppam assise yi xañul ci kenn ñëpp ku nekk ak féete ma nga mën a am ci politique ak foo mën a dëkk ak langue boo mën a lakk góor nga wala jigéen nga joxe nga sa xalaat ci daara ñu am ay jàmbaar nag muy comité d'appui scientifique Serigne Sambou Sa Abdourahmane jiite ko def liggéey bu rëy a rëy moo ñu mu àndal taataan nañu xalaat yooyu yëpp waaye ñoom dëxëñ nañu dëxëñin wu rafet boole ci mbooleem xalaat yi ñu am ba mu àgg 60 pages yooyu résumé waat nañ ko génn ci ñetti yëpp yan mbir lañ ci jël comme ay décision comme ay conclusion yi ñu dajale ak yan mooy yi nga xam ni dañoo mën a wax ni yii de ay recommandation la ak yan mooy yi nga xam ni yii dañoo wax ni stratégiquement boo bëggee defar daara ci ngay tàmbalee ñu prioriser ko maanaam ñu achanger ko d'ordre prioritaire ba nga xam ni dañu naan lii mooy la gën a jam lii ca topp lii ca topp lii ca topp loolu nekk na ci biir rapport bi mbooleem thématique bu laal dundu daara tàmbalee ko ci cadre juridique bi dem ci cadre de vie ndongo daara bi dem ci plan de carrière u sëriñ daara bi dem ci financement des daara mbooleem thématique bu soxal daara monsieur le président débattre nañ ko sëriñ daara yi les professionnels de l'éducation ak les cadres du ministère loolu moo nekk ci biir rapport bi lan lañ ci aj yaakaar lan lañ ci aj jàpp ni ñi ngi war a tàmbali yaa ngi war a déclencher ci sa courage ci sa njàmbaar yaa ngi war a déclencher processus de réforme bi gën a rëy ci Sénégal mësul am benn assise nationale ci Sénégal bu yaatoo ni mu yaatoo mësul am waaye mësul am assise nationale bu historique ni lii historique parce que nag depuis l'indépendance historiens yi wax nañ ko ba fii ñu toll daara dañ koy xalaatal di ko waxal yow ci sa courage yaa ñëw ni daara na xalaatal boppam mais buñ ko xalaatalal di ko waxal loolu ak nawloo la boo jox sëriñ daara yi macha allah monsieur le président nawloo nga sëriñ daara yi waaye sëriñ daara yi insha allahu taala danañ la wan ni ñoom de li nga bëgg ci réew mi ci jàmm ak defar ak bennoo ak dalal réew mi ak développé ko ak xiir nit ñi ci lu baax insha allahu ci mission boobu lañ mas a nekk waaye dañ ciy gën a nekk kon rapport baa ngi nii ñu fas yéene teg ko ci loxol président de la république ci turu ndonga daara yëpp ci turu sëriñ daara yëpp ci turu samay nawle yu ma man fuuf ëpp ma xam-xam fuuf gën ma ëpp man yéene ju rafet ci daara waaye ñu yónni ma may seen ndaw di gën a ñàkk solo ci ñoom ngir teg ci loxol président de la république
liggéey ba mu santaane woon ngir lan war a tàmbali beneen phase u exécution phase u defar phase u changer phase u doxal. Monsieur le ministre, avec votre permission, monsieur le ministre de l'éducation nationale, nga jël li nga santaane woon di rapport bi nga xam ne moo tënk lippi daara macha allah jébbal ko santaane woon te mooy son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne nee na daara fañ ko bëgg a teg nekk fa fii ma bëgg mu jóg fa foofaay palaasam yàlla ci yàlla defal ndam monsieur le président de la république daara yëpp kontaan nañu. mbokk yi liñ ci defe bu ngeen ko xamoon da ngeen xam ni bis bu sottee daara dellu fa mu nekkoon yàlla na ci yàlla defal ndam monsieur le président de la république macha allah. kon nag mbokk yi gis ngeen ko xanaa bi ñu gunge waat président tuuti waay mbokk yi ayca nañ ko gunge monsieur le président de la république jërëjëf. kon ñu jégalu la tuuti rek monsieur le président bala ngay jël sa kaddu suñu invité d'honneur bi la ñu war a jox kaddoom monsieur le président bala ngay jël kaddu. waaw kay suñu invité d'honneur bi jërëjëf monsieur le président gis ngeen ko kii xam ngeen ni yàkkamti naa waxal daara de ñu jox ko xalaati daara mu ngi xaaral ma ñëw tontu leen président yaa baax yaa tedd waaye incha allah discours bi nga ñu waajal dana sedd suñu xol wallahi doonte benn minute nga fi wax yal na la yàlla sàmm monsieur le président. kon su ko defee du ñu tardeel dañuy jàll suñu invité d'honneur bi nga xam ni mooy wax nag ci turu mbooleem ñi nga xam ni ñoom la ñu invité ñu nekk fii te moo di docteur Salim Ben Mouhamad Al Malik ñuy sàkku ci inspecteur Cheikh Tidiane Fall mu ñëw tekkeel ko kàddu yi nga xam ni moom lay wax incha allah. Nous avons l'honneur donc de donner la parole à notre invité d'honneur qui va sans doute résumer ses paroles pour permettre à l'assistance d'écouter son excellence monsieur le président de la République. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiyaء wal-mursalin. فخامة السيد بشير الجماعي في رئيس جمهورية السنغال، معالي السيد مصطفى عثمان باغرساي وزير التربية الوطنية، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أهل القرآن وخاصته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم أن أحضر هذا الحفل البهيج للدورة الرابعة لليوم الوطني للمدارس الوطنية للمدارس القرآنية في السنغال، وهو تقدير عميق لمنظمتكم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسوس، التي ما فتئت تضع تعليم القرآن الكريم ومؤسساته في صدارة أولوياتها واهتماماتها. وإني لا أعرب لفخامتكم سيادة الرئيس ولمعالي وزير التربية عن أصدق المشاعر والعرفان والامتنان للدعوة الكريمة التي تفضلتم بتوجيهها لمنظمة الإيسوس والمشاركة في انطلاقة هذه المبادرة الكريمة. لقد سطر السنغال عبر العصور صفحات ناصعة من حفظ القرآن الكريم وتدريسه ونشره وتفسيره وترجمته، وظلت حناجر صلته تصدح بآياته من فجر الإسلام في هذه الأرض المعطاء، وباتت الألواح تجوب آفاقه وتملأ المصاحف وأركانه، فتبوأت بذلك السنغال مكانة رفيعة في المنطقة الإفريقية وفي العالم الإسلامي، واشتهر علماؤها ومشايخها وأئمتها وقراؤها محليا وإقليميا ودوليا، وأصبحت زواياها ومدارسها وجهة للتلاميذ والدارسين. فكيف لا نذكر اليوم وبكل فخر واعتزاز أسماء بارزة كان لها السبق الأول والأثر الأوسع في نشر الإسلام وتدريس القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية
وهم الذين جاهدوا وناضلوا وضحوا من أجل هذا البلد، وأصبحوا من رموز تاريخ الأمة الإسلامية جمعاء. وإننا نستحضر اليوم مناقب الشيخ أحمد بامبا وفتوحات الحاج عمر الحوتي ومآثر الحاج مالك سي ومعارف الشيخ إبراهيم نياس، ويضيق السياق هنا عن ذكر الأسماء كلها، وقد ساهموا جميعا في بناء هذا الصرح العلمي الشامخ المدارس القرآنية. فخامة الرئيس، لقد تابعت بكل تقدير وواكبت منظمة اليونسكو بكل اهتمام المبادرات الرائدة والقرارات البناءة التي اتخذتموها منذ توليكم المسؤوليات العليا في هذا البلد، والتي شملت عناية خاصة باللغة العربية بصفتها لغة القرآن الكريم، وبمؤسساتها وطرائق تعليمها ونشرها. وأشيد بصفة خاصة بالقرارات المهمة الرامية لاستيعاب خريجي مؤسسات التعليم العتيق في سوق العمل، وإنشاء جهاز حكومي يتبع رئاسة الجمهورية لتنسيق ومتابعة هذه المبادرات والتوجهات. وقد قطفت السنغال ثمار هذه الرؤية يانعة، حيث فاز حفاظها بالجوائز العالمية في حفظ القرآن الكريم، وتألق شعراؤها في المحافل الأدبية. وما هذه الدورة الرابعة لليوم الوطني للمدارس القرآنية إلا تجسيد جليل لرؤيتكم الثاقبة ونهجكم القويم في هذا الشأن. وأغتنم هذه السانحة لأؤكد لكم دعم منظمة اليونسكو التام واستعدادها الكامل للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الحضاري الوطني. وإن المنظمة لتضع بين أيديكم ورهن إشارتكم ما تراكم لديها معرفيا من خبرة وتجربة، وما تتوفر عليه فنيا من وسائل وإمكانات، وذلك نظرا لما يمثله هذا التوجه الاستراتيجي للنهوض بالمدارس القرآنية من راهنية لبلدكم الكريم وللعالم الإسلامي بصفة عامة. وإننا نتطلع بشغف إلى التعاون الوثيق مع الجهات المختصة في جمهورية السنغال ومع الأطراف المعنية لمتابعة نتائج أعمال هذه المنتديات الوطنية، والعمل على وضع توصياتها وتوجهاتها موضع التنفيذ، والمساهمة في رسم سياسة تربوية وطنية شاملة. إن الشراكة بين اليونسكو والسنغال شراكة تاريخية ذات أبعاد استراتيجية متعددة شملت جميع المجالات داخل المنظمة وعلى مستوى الدول الأعضاء، وأصبحت نموذجا يحتذى بحكم رصانتها وجديتها وجدواها. وهي اليوم تشهد محطة مفصلية وانطلاقة جديدة من خلال هذه المبادرة التربوية الرائدة. ونذكر هنا على سبيل المثال للحصر البرنامج التدريبي الذي تنفذه اليونسكو مع جامعة الشيخ أنت جوب لتأهيل القيادات الوطنية في مجال التعليم العربي والإسلامي. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le délégué général aux affaires religieuses, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur général de l'ISESCO, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués représentants des khalifes généraux, distingués représentants des autorités coutumières, Monsieur les représentants des associations islamiques, Monsieur les présidents d'associations des maîtres coraniques, chers Borom Dara, chers Ndeyu Dara, chers parents, chers Ndongo Dara, chers invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde considération, empreinte de respect et de reconnaissance, que je préside aujourd'hui la journée nationale des Dara. Cette journée consacre un devoir de gratitude nationale envers une institution qui façonne depuis des siècles
la conscience religieuse, morale, spirituelle et intellectuelle du peuple sénégalais, en irriguant notre société de ses valeurs fondatrices. Les Daara ont transmis bien plus que des savoirs. Ils ont ancré en chaque génération, le sens de la discipline intérieure, de la dignité, de la solidarité et du service à la communauté. À travers nos grandes figures religieuses et nos cités spirituelles, les Daara ont fait vivre une tradition éducative où le savoir, la foi et l'engagement social demeurent indissociables. Mesdames, Messieurs, l'éducation dispensée dans les Daara repose sur la tarbiya. Cette vision exigeante et profonde de la formation humaine. Cette éducation intégrale vise à épanouir l'individu dans toutes ses dimensions, qu'il s'agisse de l'intelligence, de la conscience morale, de la sensibilité ou de la quête de sens. Mbokk yi, gannaaw bi ma nuyoo ñëpp ñi fi nekk di beral loxo kilifa diine yi ci biir réew mi, waaye tamit di nuyu kii nga xamante ne mooy président assemblée nationale di si toftal monsieur le ministre de l'éducation nationale, di ci teg membre du gouvernement bi yëpp ak délégué général aux affaires religieuses, ñi nga xamante ne ñoo fi teewal corps diplomatique, autorité administrative et territoriale, ñi fi teewal partenaires techniques et financiers yi, ñi fi ndawi kilifa diine yi, waaye tamit ñi fi ndaw kilifa aada yi, ñi fi teewal association islamique yi, ñi fi teewal tamit association maître coranique yi, ñii di borom daara yi, ñii di ndeyu daara yi, ñii di waajur yi, waaye tamit ndongo daara yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñëw nañu teew fii. Dama bëggoon rek fësal mbégte gi ma am ngir teew fii tey, waaye di ci sant yàlla bu baax gannaaw bi ñu joxee ndigal la ñu amalee assises yi ñu mën maa jébal tey rapport bi nga xamante ne seen liggéey li ëpp at a ngi nii ngeen dem fu ne waxtaan ak ñëpp tënk ngeen ko ci rapport bi nga xamante ne jot naa ci tey. bés bi bés la koo xam ne dañ ci war a taxaw bu baax mu doon ngërmane gi ñu am ci lii nga xamante ne ci biir réew mi dañ ko war a xoolee ne xéewal gu ñu yàlla xéewalee ñu am ko ëpp na junni at ñu koy jokkalante ci génération gi génération ba bésu dii tey muy daara ñu ci yar di defar doomu aadama ci diine, waaye tamit ci xeltu, waaye tamit ci gëm-gëm gu sax dëkk, waaye di doon loo xamante ne ci lay mooñ ñii di askan wi. ndax daara yi ku ne xam na fi ñu taxaw ci defar, ci jar, ci joxe ay jikko yu baax ba jamono ju ne mu am ñoo xamante ne ci ngor, ci yar, ci honneur ak ci jàppalante, waaye tamit nekk ci jëriñe ci lañ leen defare. ñu am ci ñoo xam ne ci réew mi bëri nañu lool ci ay kilifa di ay mag yu baax, bëri lool ci réew mi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. mën nañ ci lim waaye duñu jeex. di ay dëkk yoo xamante ne dëkku diine lañ, kilifa yooyu sos leen, sanc leen, waaye tamit joxe fa yar boo xamante ne dañ koy jokkalante ci gannaaw bi ñu fi jógee ba tey ba ku ci nekk mën cee ñëw am loo ci roote. mbokk yi, lii di yar gi ci daara yi
dafa wàkkirlu ci tarbiya muy nii nga xamante ne lañu mooñe doomu aadama ba moom mu mën a yëkkatiku ci fanam yépp mën a xam moom mooy kan mën a xam ku ko sàkk mooy kan mën a xam fañ ko àndu fii mooy fan mën a xam li ñuy xaar ci moom mooy lan waaye mën a xam ëllëg lan moo koy xaar ak fu muy jëm mooy fan loolu daara koy jox bien avant que les sciences contemporaines de l'éducation ne redécouvrent ces aspects, les daara en avaient déjà fait leur cœur battant, leur pédagogie et leur démarche didactique. C'est d'ailleurs dans cet esprit que s'inscrit l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Cette parole fondatrice rappelle que toute éducation véritable ne vise pas seulement la transmission du savoir, mais l'élévation morale de l'être humain. Mesdames, Messieurs, la célébration de cette journée s'inscrit dans un contexte majeur, celui de la tenue hier et avant-hier des assises nationales des Daara. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli durant ce processus. Malgré la diversité des acteurs, malgré la diversité des réalités territoriales, ces assises ont été conduites avec une célérité et une rigueur exemplaires de l'échelon communal jusqu'au niveau national. Une telle mobilisation simultanée constitue une première dans l'histoire de notre pays, témoignant de la capacité des acteurs des Daara à dialoguer et à construire des consensus autour de l'intérêt général. Ces assises offrent ainsi une véritable leçon d'organisation collective, y compris pour le secteur formel. Elles ont surtout permis au Sénégal des profondeurs de s'exprimer, des villages aux quartiers urbains, révélant une richesse d'expérience, d'attentes et de propositions qui constituent aujourd'hui un patrimoine précieux pour l'action publique. Ces conclusions constituent désormais une base solide, légitime et enracinée pour guider nos politiques. Elles traduisent une intelligence collective issue du terrain. L'État veillera dès leur adoption par les instances habilitées à la mise en œuvre progressive de ces recommandations, en articulation étroite avec la refondation curriculaire de notre système éducatif. Car la transformation de notre école ne saurait se faire sans intégrer les traditions éducatives qui ont contribué à bâtir notre nation. Kon mbokk yi laata sax ni ñuy jàngale ci xarala yu bees yi di ci gëstu daara yi dañu wone woon ne que nit du jox ko rekk xam-xam waaye mooñ ko defar ko ci ruuxam mooy liy defar doomu aadama ba xam-xam gu ci lalu mën a doon njëriñ ci moom ak ci jamono ak ci ñëpp ñi nga xamante ne ñoom la bokk di dundal. loolu moo waral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne dañu ma yónnee ngir ma gën a ñongal gën a matal jikko yu baax yi nga xamante ne ñoom laa fi fekk. lii di wax di kawe dafay wane ne que yar du rekk joxe xam-xam waaye yëkkati doomu aadama la day wane ne
lii nga xamante ne moom la daara taxawee mooy dëgg li waral li ñuy xaar ci société ak li koy defar. kon mbokk yi bés bii ñu amal tey mu ngi xew ci contexte bi nga xamante ne dañu wax ne nañu waxtaanaat ci lépp lu ëmb daara, ci lépp nu muy doxe ak ci naka lañ koy gën a méngale ak jamono, waaye sukkandiku ci lu ñu mag yu baax yi bàyyee ci nu doon jàngale. loolu moo tax ba mu bëgg a taxaw ci liggéey bu am solo biñ fi jot a def ci biñ ko dooree ba tey. waaso yi mën na bari, aada yi mën na bari, njàngalewin yi mën na bari, waaye ñëpp ñi nga xamante ne bokk nañu ci liggéey bi wane nañu ne que mën nañoo bokk waxtaane loo xamante ne ñoo ko bokk muy Sénégal, waaye ñoo ko bokk muy nu ñuy yaree suñu njaboot. ñu wéyal ko nag ànd ceeg gaawal ko, baral ko, te terewul ni mën a déglu ku ne ak foo mën a bokk ak foo mën a soqee ko. kon loolu wéy la ci Sénégal, waaye cosaan la ci Sénégal, te wane nañu ko. lii nag may na Sénégal nu nit sore wala nu mu jege ci ñi nga xamante ne ñoo yore kaddu gi di dogal tey nga wax li sa xalaat, wax li ngay xaar, wax sa gis-gis ci naka la daara war a méngoowee ak jamono. li ngeen ci tënk nag dina doon loo xamante ne mën nañu cee sukkandiku ngir gën a xam ñun ñii nga xamante ne yàlla ñun la yàlla natoo ñu jiite naka la ñuy doxalee jëmale ci liy defar doomu aadama yi ci biir réew mi, waaye tamit naka la ñuy def ba gën a mën a taxawoo daara yi ci liggéey gu am solo gu ñuy def. kon li ngeen tënk gouvernement bi dina ko doxal, boole ko nag ak ni ñu nekk di tëggaate lépp lu ñuy jàng ni ñuy jàngalee ci biir réew mi ak naka la ñuy bëgg a gën a changer école bi, te loolu mënuñu ko def te boolewuñ ci daara. Mesdames, Messieurs, l'enjeu de cette refondation est de réconcilier l'école avec la société. Pendant trop longtemps, notre système éducatif n'a fait que reproduire les modèles hérités d'autres contextes. Aujourd'hui, notre ambition est de reconnecter l'éducation avec nos langues nationales, nos savoirs endogènes, nos patrimoines spirituels, tout en renforçant le goût de nos enfants pour les mathématiques, les sciences et les technologies, ainsi que leur désir d'apprendre un métier. Dans cette dynamique, les daara ne sont pas une périphérie, mais l'une de nos ressources les plus précieuses pour garantir notre souveraineté cognitive. Former une nation ne se résume pas à former des travailleurs. C'est permettre à un peuple de penser le monde à partir de ses propres références. À cet égard, il convient de dissocier définitivement la notion de daara, lieu d'apprentissage et d'accomplissement spirituel et moral, de certaines réalités inacceptables, notamment la mise en situation de vulnérabilité ou toute forme de maltraitance de nos enfants. Je tiens à saluer les évolutions positives déjà à l'œuvre avec l'émergence de nombreux daara qui placent au cœur de leur fonctionnement le bien-être des apprenants, l'hygiène, la sécurité et la dignité de nos enfants. Les performances remarquables de nos enfants dans les concours internationaux de mémorisation du Saint-Coran témoignent avec éclat que l'excellence spirituelle et le respect de l'enfant vont de pair. C'est pourquoi j'attache une importance particulière à l'amélioration continue du cadre de vie et de l'environnement des daara. Cette exigence est à la fois morale, spirituelle, sociale et nationale.
Mesdames, Messieurs, le Sénégal a aujourd'hui l'opportunité de bâtir une civilisation éducative originale, capable d'harmoniser notre héritage culturel avec les exigences scientifiques et techniques contemporaines ainsi que les aspirations de notre jeunesse. Oui, il est possible, il est même nécessaire de concilier tradition et modernité. Dans cet édifice, les Daara nous rappellent avec force qu'une véritable éducation ne se limite pas à former des esprits compétents, mais qu'elle vise avant tout à éclairer les consciences. Depuis 10 siècles, ces centres de transmission et de démocratisation du savoir n'ont cessé d'enseigner, d'éduquer, de former, de moraliser, de socialiser et d'humaniser. Ils demeurent un rempart essentiel face aux dérives et à la crise des valeurs. Les préserver, les accompagner, les valoriser constitue donc une nécessité stratégique pour notre avenir collectif. Concrètement, la mise en œuvre des conclusions de ces assises passera par l'institutionnalisation d'un cadre juridique pour les Daara, la définition et la sécurisation du statut des maîtres coraniques et des Ndongo Daara, l'amélioration des conditions d'apprentissage et la modernisation des programmes. Cette transformation est une responsabilité collective qui appelle la mobilisation de toutes et de tous, celle des familles, des communautés religieuses, de la société civile et de tous nos partenaires. En valorisant les Daara, le Sénégal affirme que l'éducation ne doit pas séparer le savoir de la spiritualité. Car former un être humain, c'est élever son cœur autant que son intelligence et son savoir-faire. C'est dans cet esprit que nous bâtirons l'avenir, car le destin d'une nation se construit là où se forment les consciences, les compétences et les savoirs. Mbokk yi, am nañu tey occasion bu mag ci xoolaat naka lañu mën a gën a taxawee ngir li nga xamante ne ndono la ci xam-xam gu xóot ci naka la ñuy jàngale waaye tamit ci fi jamono taxaw tey naka la ñuy waajalee suñu ndaw. waaw mën na nekk mën nañoo boole loolu suñu ndonoog maam yi liñ fi bàyyi ci xam-xam ak fi jamono toll tey ci ay xarala yu bees yi. xam nañu ne bu ñu doon jàng dañu doon taal ay matt loolu la exposition bi wane tey bi may dugg mais bi courant amee ba tey kan mooy fay lamp ne sama maam yi matt la ñu doon jàngalee kon naa taal ay matt. kon modernisation yi ci condition yi la nekk ndax xam nañu ne ci wàllum pédagogie ci nu ñu gën a mën a gaawee jàngale xale pour mu mokkal kenn du leen ko jàngal waaye naka la ñuy gën a taxawee ndaw ñi ba kenn bañ ñoo gëmloo ne que nit danga koy jàngal xam-xam waaye bàyyi ko sagom du noonu li ngay njëkk a def mooy mooñ ko ci mu ragal yàlla ci xam ne dañ ko sàkk andi ko fii am li tax ñu andi ko fii waaye xam na mu xam tamit que dund gi dafay jeex te am na fu ñu koy xaaree te am na ñu ko fay xaare noonu lañ koy waajalee ëllëgam. kon ëpp na junni at këru diine këru daara yi di ñu won di ñu jàngal ne kon dañuy nii la ñuy waajalee doomu aadama nii la ñuy defaree doomu aadama pour fi jamono tollu tey ak nii ndaw ñi di yàqoo ci di ko jële ci liy jóge ci bitim réew léegi ñu mën a am ndëgërlaay ci taq yi ci taqwa mën ko am tamit ci ragal yàlla ci ñu mën a xam lu baax ak lu bon lu ñu war a ragal ak lu ñu war a jomb lu ñu war a rus ak loo xamante ne
lii xam nañu ne du baaxul te dañ koo war a sori. lii nag cër la ci ñëpp ñoo xamante ne ay éducateur lañu, cër la ci ñëpp ñoo xamante ne ay waajur lañu, waaye cër la ci ñëpp ñoo xamante ne ñoo yore réew mi te seen responsabilité nekk fépp foo xamante ne dañuy defaree doomu aadama ñu war faa taxaw xam ne doomu réew mi lañ fay waajal. Mesdames, Messieurs, cette journée marque ainsi le point de départ d'une nouvelle étape où chaque maître coranique, chaque ndongo daara, chaque ndeyu daara pourra avancer avec fierté, porteur d'une mission essentielle pour la nation. Le Sénégal poursuit avec constance et détermination sa marche vers une souveraineté pleine et assumée, enracinée dans ses valeurs et ouverte sur le monde. kon mbokk yi bésub tey jii day wane ne que ñu ngi am départ bu bees muy départ koo xam ne dañ ci gën a dooleel képp koo xamante ne borom daara nga, dañ ci gën a dooleel képp koo xamante ne ndongo daara nga, dañ ci gën a dooleel képp koo xamante ne ndeyu daara nga. nga xam ne ci réew mi nga nekk ñiy kilifa gi ci réew mi jox nañ la sa wàccuwaay gu mat sëkk, teg nañu la sa place, taxaw nañu la, gunge nañu la, ndax xam nañu lan mooy sa rôle ci société bi. kon ñooñu ñëpp war a xam ne te seen mission bii leen yàlla teg ñu di ko doon def ci condition yoo xamante ne xëy na jafe woon na, tey am nañu fu ñu jooyee ñu déglu leen, fu ñu jooytoo ñu taxaw leen, ak foo xamante ne xam nañu ne gën nañu leen dooleel. lii mooy tax Sénégal mën a taxaw gën a gëm boppam, waaye askanu Sénégal taxaw gën a gëm boppam, xam ne ci suñu bàkk ak suñu mbaax amuñu lenn loo xamante ne dañ koy jéggaane, waaye ci lu ñu am fii ci ndono nit ñi ñoo war a jóge bitim réew am lu ñuy jéggaane ci fii ci ay jikko yu baax. kon lii mooy suñu taxawaay, ci lii lañu bëgg a ànd ak yéen, moo waral waxtaan yi ñu am déglu ci ñëpp te fas yéene ko déglu di ci dem di ko évaluer ensemble, di ko xayma, di ko jubbanti ba keroog lu ñu am lu ñu bëgg ci kattanu yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.